Top, c'est parti. asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum yéen samay xarit dama lancé vidéo bi ak série direct yi pour fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamee ni mooy ay di jàmbat ci réew mi fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamee ni aussi mooy priorité yi nga xamee ni moo ñu gàllankoor ñun Sénégal te moo war a doon suñuy taxawaay jëm ci li ñu bokk ndax dama jàpp ni presque 15 millions de doomu aadama la ñu donc war naa demee li nga xam ne mooy suñuy farata ak problème yi ñuy am ak difficulté yi ñuy am li baax mooy le maximum de Sénégalais mën ci am une réalité mën ci am gis-gis bu rafet mën ci am taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci war a am. ma bëgg a tàmbali nag si waxtaan wi ci benn événement bu am solo muy gan gu rëy gan gu tedd guñ fi amoon muy président bu France di Emmanuel Macron. gis nañu ni Sénégal tertu na ko wala boog la République tertu na ko tertu gu rëy. mais daf ñu indil ay xalaat ak ay taxawaay ndax man su ma fàttalikoo ci benn volet bi ñuy intervenir muy wàllu changement climatique jëm ci wàllu Ndar dëgg la jël 15 millions d'euros jàppale ko waa Ndar ci loolu am na solo loolu mais dafa am yeneen loo xamee ni dama bëgg ñu ñëpp ñu àndandoo si réfléchir si man nekk naa meeru Ndar te lu jiitu loolu ku ñuy wax Ousmane Masseck Ndiaye yal na yàlla yokk leeram moo ma fa jiitu woon am na fa juróom-ñaari at mu wuutu ko fa si juróomi at. te diggante boobu yëpp gis naa ni programme bii nga xamee ni mooy programme de développement touristique di 25 millions d'euros depuis plus de 16 ans muy juróom-ñaari atu Ousmane Masseck Ndiaye sama juróom-ñaari at ak ñeenti at yi nga xamee ni moom la fa Mansour Faye di maire bi fa nekk léegi def chaque année ba 2012 bi François Hollande ñëwee da ngay gis ci tableau ñuy bind ni France dimbali na wala jàppale na wala prêté na lebal na Sénégal 25 millions d'euros. Donc ça fait 15 ans au minimum yoo xamee ni benn projet chaque année ñu renouveler ko te en effectivité lu ëpp 20% kenn réalisé ko ci si diggante nag juróomi fukki weer 12 mois yi passé Sénégal signé na fi train express régional jënd fi ay avion Airbus jënd fi ay lampadaires lu toll ci 50 000 lampadaires dugg ci wàllu assainissement bi am fi ay projet électricité am fi ay projet travaux publics ay pont yoo xam ne yépp ay entreprises françaises ñoo ko gagné su ma jëlee ñaar wala ñetti projet rek day yegg ci lu toll ci 1400 milliards déglu leen bu baax 1400 milliards de francs CFA soo koy xayma ci euro day doon 2130 millions d'euros waaw nit bu la signaler ay accords commerciaux à hauteur de 2130 millions d'euros yow boo ko mayee 45 millions d'euros wala 47 millions d'euros wala 50 millions d'euros je pense que ni rapport bi déséquilibré boo xamee ni ñoom ñoo waroon accueillir Macky Sall ca France tëj boutique bu Champs-Élysées di ko tàccu ndax li mu leen defal ñoom defaluñu ko sax le 20e ou le 30e et je pense que ni loolu wane na suñu problème bi ñu am au même moment 1400 milliards de francs CFA. bu ñu ko doon def ay salle de classe dina toll ci 150 000 salles de classe su fekkente ni classe bu nekk 8 millions lañ koy defee te ñun ñëpp xam na ni ab classe du jar 8 millions. kon bu ñu amee ay xale yoo xam ne ci brique la ñuy jàngee wala ci ay néegu ñax la ñuy jàngee nga xam ne kon suñu problème dëgg-dëgg am nañ ko ci war a mën a ràññee lan mooy suñu priorité ak lan nga xamee ni du suñu priorité ay caaxaan la. ñaareel ba. boo mënee sa nawle nga may ko ci ay contrats commerciaux lu toll ci 1400 milliards de francs CFA dëgg-dëgg yow boo amee problème mu défendre benn ville bu mel ne Saint-Louis nga xamee ne doo ci dugal lu ëpp 100 milliards boo ko amee dëgg-dëgg ba di ko yerwaani c'est que yow ko ñàkk fayda nga yii mooy suñuy jafe-jafe à la limite bu ñu analyser situation bi day xaw a demee na ni Macky Sall dafa mel ne dafa nekk ci système boo xamee ni lépp lu mu mën a def lu ñu ko laaj ak lu ñu ko laajul dina ko def pour que entreprise française yi mën a dëgër c'est normal suñu ay partenaires privilégiés lañu waaye nag bu yéggee yenn dayo yi day daal di suspect day bëgg a jaxal say xel nit ñi est-ce que moom nekkul ci système boo xamee ni lu France bëgg mu defal ko ngir waa France ak ñu mel na ñoom mën tëj seen gémmiñ ci réalité wu démocratie Sénégal ci réalité wu état de droit ci Sénégal ci réalité wu li nga xam ne mooy priorité yi doomu réew mi mën a am te man fa ma dëkk sa gendar dañuy wax ni alal ku ko sàkkul doo ko yërëm
problématique bi gën a rëy bi ñu am mooy sénégalais yi da ngeen war a xam lan mooy nation lan mooy bokk. bu nit amee jafe-jafe pour mën a décrypter mën a tàqale lan mooy patriotisme dafa war a rek jàng ni am réew mooy koppar bu ñu leen boole xaalis bu ñu leen boole. est-ce que nit dina am xaalis boo xamee ne moo ko moom ak ay nawleem kenn si ñoom bëgg a jël xaalis boobu yemale ko ci boppam yemale ko ci ay partisans am yemale ko ci ay mbokkam di ko fawe di ko neexale ay xaritam pour que ñooñu ñëpp ni pas tous gëm ma ba a gis ndax en réalité état yi mosuñoo am ay xarit ay intérêt kese la ñu am. te dëgg-dëgg man su ma doon président de la république benn réew am réew signal ma ay contrat wu 1400 milliards bu jàppoon réew moomu di leen duma suba ba ngoon du ma ko toppatoo du ma ko wax ndax sama intérêt bopp mooy ma am 1400 milliards de marché ak de contrat. te loolu mooy la réalité te wolof dafa ni balaa ngaa laax di jaay wala di maye da ngay laax lekk ba pare. wax naa leen ni 1400 milliards ñuy yàq ci train express régional bi boo ko booleeg li ñu dugal ci Airbus yi buñ ko doon def ay logement ci biir réew mi dina ëpp plus de 100 000 logements te 100 000 logements buñ ko doon def lu ëpp 2000 wala 3000 entreprises dinañ ci mën liggéey doomu aadama yi dinañ ci mën a liggéey. nit ñi dinañ ci mën a am kër dëwal si seen i waajur dëwal si seen i jabar dugal si seen i doom sàmm leen si éduquer leen mën nañu defaral 150 000 salles de classe te dëgg-dëgg amuñu soxla pour 150 000 salles de classe mën na toppatoo suñu système de santé. lii moo tax ma bëgg a ànd ak yéen ñu réfléchir wax leen ni leen man de Cheikh Bamba Dièye li ma jàng ci réew mi mooy li ñuy soxla dëgg si tey jii mooy ñu delloo si discipline ordre ak rigueur. jël suñuy force de police ak suñuy force de gendarmerie jox leen jumtukaay yu ñu assurer sécurité doomu aadama yi yar nit ñi ci mbedd mi bu ku nekk xam lan mooy sa cër lan nga mën a def qu'est-ce qui est tolérable de ce qui n'est pas tolérable nan la ñu mën a assurer sécurité doomu aadama yi. dëgg la su ma nekkoon président de la république dinaa def ay investissement dinaa tabaxi pont tabaxi tëli waaye du mos a doon suma priorité absolue ndax suma priorité dëgg-dëgg mooy réhabiliter la conscience nationale ba ku nekk xam lan mooy nekk sénégalais ndax citoyenneté kenn du ko judduwaale et que état moo koy tabax si yow moo lay yar ci njàng mi raison pour laquelle je dis que ni nañu delluwaat récupérer waat suñuy système éducatif ndax loolee ñu gis fii ci Ndakaaru nga xamee ni pour neexal ab tubaab wan ka ni ka taxaw nga bëgg ko wane réalité boo xamee ni bokkul ak réalité école sénégalaise fàtte nga ni yow say enseignant toppatoo woo leen dimbali woo leen ci biir fonctionnariat bi ñoo ci gën a ñàkk doole ñoo si gën a ñàkk taxawaay fàtte nga ni pour nga am avenir dëgg foog sa système éducatif taxaw fàtte nga ni pour nga mën a doon réew mu dëgër foog nga am ay nit yoo xamee ni ñoo ci war taxaw du li ma doon wax léegi importance su taxaw yar nit ñi delloosiwaat leen pour inculquer leen les valeurs citoyennes yi nga xamee ni fu mu nekkul dara du fa mën a taxaw. et loolu dafa di loo xamee ni lu am solo la ci réew mi je pense que ni la maam Abdou Aziz doon wax dafa jot suñu bàyyi bu baax boobu suñu sëriñ bu baax boobu daan na wax ni boo bëkkee ay nit benn mbir mu mel na état mu mel na am réew mu mel na am une nation ngeen bokk ko am kenn koo xamee ni dafa jóg di si def nu ko neexe doon la wootal la gestion sobre et vertueuse xëy suba sobaratul vertueux watul doon wax ni dina def la patrie avant le parti tey ji ku bokkul ak moom bokkuloo ku àndul ak moom musiba dal na la. le cas de Khalifa Sall nekk na ci cas bu patente dinaa si ñëw léegi moom Abdou nee na boo nekkee ci réew ngeen bokk ko yéen ñëpp ngeen 15 millions yi ngeen yem ci képp bu kenn nit jógee di ko yàq di def loo xam ne méngoowul ak état de droit méngoowul ak liberté méngoowul ak démocratie méngoowul ak luy tabax jàmm ci réew mi nee na fulla gi mu am pour di ko yàq am leen fulla bu toll noonu pour contrecarrer ko et je pense que ni jot na nag pour que Sénégalais yi jóg jël en charge seen bopp. tâche bi ñu am pour développer suñu réew du tâche président de la république kese du tâche ay ministre kese du tâche ay député kese du tâche maire kese tâche citoyen bu nekk la si lépp loo xam ne jaadootul ci réew mi buñ di xaar kenn buñ ko négee kenn ku nekk fa nga taxaw la nga ca mën a faj ka la nga ca mën a tere ko si
ñu am fulla bu nit jógee di def lu baax ñu àndandoo ñu ñëpp jàppale ko ngir Sénégal et je pense que ni loolu tant que yeggaguñu ci niveau boobu duñu mën a dem ca kanam. Première chose, il faut que ordre, discipline, rigueur, respect de la loi, respect de l'autorité su fekkente ni autorité bi taxaw na ci yoon ak solidarité ñu delloo si ko si biir réew mi. maa ngi naqarul nag bu baax a baax lii nga xamee ni lieu de culte catholique bu nekk ci Géejawaay ñu dugg fa yàq la nga xam ne yàq nañ ko fa. bokk dafa am solo loolu ndax kenn suñu fàttalikuwul foo tàggoo sa morom pour doon sénégalais yàlla ci bëgg-bëggam moo ñu def ay citoyen boole ñu benn destin. ku yaakaar ni nag sa ngëm-ngëm ëpp na doole sa ngëm-ngëmu moroom, ku yaakaar ni ëppale nga ay nit sa nawle ba tax nu la neex ak noo bëgg ci réew mi rek moo fi war a def, xamuloo lan mooy réew te it xamuloo lan mooy jàmm. te bu ñu amee ful la ñun sénégalais yi dinañu xam ni jàmm lu ko waay jënde jàmm moo ko gën. et par conséquent yàqkat yu mel noonu, tappalekat nit ñu bon yu mel noonu bu ñu duggee si suñu biir kër gu ñu mën a fanaan war nañ leen mën a ràññee. waratuñu am sécurité ndax benn pombiteer bu nëb. ku am fulla te bëgg sa sécurité bopp te bëgg am ëllëg loo dunde doo nangu bàyyi ko ci benn saak, saxantuma laak naan danga koy bàyyi ci benn hangar bu rëy boo xam ne ay pombiteer yu bare yu wér te baax te ñu mën ko jëriñoo moo fa nekk. kon lii moom dafa war a dakk ci réew mi. li tax yu mel nii di am, alal ji fan lay dugg? la ñu waroon yóbbu ci police fan lay nekk? la ñu waroon former suñu ay policiers, former ko suñu ay gendarme, taxawu leen pour que ñoom ñu bàyyi roppat beeg nangam sangam, xam ni am nañu fay bu ko war, am nañu matériel bu ko war, am nañu ay équipement yu ko war, ñu assurer sécurité doomu aadama yi. alal jooju fan la dugg? ci tappale, ci caaxaan. da ngay gis kilifa goo xam ne ni démb maag mooma yam, yorul dara amul dara, tey muy xëy di maye xaalis boo xam ne ñun ñëpp xam na ni liggéeyu ko, moomu ko. te ñun tamit sàggan nañu sàggan boo xam ne buy mayee li ñu moom dañuy jàpp ne alalu boppam lay may. te loolu musiba naaru laay la, day wane ne rek on est aussi coupable que ñi nga xam ne ñun ñuy fowe di sàkk suñu alal di ko caaxaane di ko neexale. te nit bu amee fulla te moom alalam ñu nangu mukk benn nawleem jël alal jooju ñëw di ko si mosal ba pare mu ñàkk fayda ba naan ko sëriñ bi de moo tàngi, président de moo fi gën, jabaram de amul moroom, ministre nangam de moo fi gën. te mu wér ni ne li muy mayee ci benn jataay liggéeyi ko ci weer te salaire am matewul noonu. il faut que Sénégalais tamit xam ni lu bon di nekk ci réew mi, ils sont aussi coupables et aussi complaisants que ñi nga xam ne ñoo koy def au vu et au su de tout le monde. ma bëgg terminer ci benn affaire wala ci ñaari mbir. bi si njëkk mooy dégg naa jamono yi ñuy wax naan soxna Assane Diouf dafa ñëw bëgg seeti borom këram, ñu ne ko doo fa yegg, demal nga indi certificat de mariage. te man ak yéen xam nañu ni ku dem sa àll ba gën a xonq nga takk fa jabar, amuloo këyit, amoo dara, jaaroo si jàkk, jaaroo ci dara, bu la jabar jooju meree ba xëy yóbbu la tribunal, boo demee dinañ la woo, te buñ la woowee di nga wuyu, te ñoom dinañu nangu ni takk googu am na. réew nag dañ koy teg ci dëgg. suñu bëggee nekk si jàmm, li nga xam ne moom la ñu nangu ni mooy charte réew mi, nañ ko doxal te bàyyi tappale bi. kàccoor bi gën a bon, nit ki gën a bon, reykatu nit bi gën a bon, suñu bëggee nekk en sécurité te bëgg ko àtte, bëgg ko teg si yoon, waaye lan moo fi war a tax ñu bëgg a sàggan ba di def loo xamee ni jëf fii soxor dii la, amul benn njariñ. te am réew ci grandeur ak ci dëgg rek lañ ko mën a taxaw. waaraatewu ma nag bu ma leen waxee ni suñu borom dafa wax ni waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarqu. jàpp leen ci buumu yàlla gi dëgër gi te bu leen taqali ko. buumu yàlla mooy la charte fondamentale. bu dee julli gi mooy alxuraanam, bu dee ab citoyen mooy constitution am. nañu jàpp ci constitution bi ba pare éviter la division, am solidarité. bu ñu jàppee ci constitution bi alors xaw ma ban juge la, xaw ma ku mu mën a doon, waaye nekku ci dëgg. jabaru Assane Diouf donte tubaab la, donte koo xamee ne bokk la ñun dara, ngir bokk gi Assane Diouf bokk si ñun te di citoyen am ay droit, nañ ko bàyyi mu gis borom këram. mooy li jaadu, mooy lii def suñu manoore, mooy lii def suñu grandeur. après nag su fekkee am na lu ñu koy tuumaal, ñu jaarale ko ci kaw loolu nag ci la atteen di tegu ci yoon, te ndaan buñ ko mën a daan ci la nit ñi di ko mën a comprendre. wa ilaa jaay doole la ci kaw jaay doole.
jaay doole googu nag moo bëgg a lëmbe réew mi tey jii. man dégg naa Khalifa Sall sànq mu wax ni ci atum 2012 kilifa gii nekk ci bopp réew mi di Macky Sall woo na ko def ko benn proposition ni nga kaay fekk si ma mu lànk mu dellu ca weeru septembre ba waxaat que même proposition boobu offrir que partenariat ñu ànd mu bañ. waaw yow kaay ànd ak man nga ni maa bañ ci ab citoyen boo xamee ni yaa moom sa bopp. dëgg nag wuute bëgg-bëgg moo tax marchandise tubaab di jar. si on est en démocratie xanaa man war naa am liberté nga ni ma kaay ñu ànd man la maa bañ man mii woo na ma si première semaine bi mu nekkee président de la république dafa bëgg deuxième mandat naa ko jàppale su ma si d'accord lee sama liberté la waaw lu tax man moom mu am liberté ni ma kaay nga jàppale man ma am liberté bañ jàppale nga Khalifa Sall am liberté bañ jàppale ka mu mujj doon musiba ci moom Khalifa Sall doon musiba si ñun doon musiba si opposition bi yëpp kii fan kañ la yëpp ak kañ la fi am doole gu war a tax mu mën di nekk nit koo xamee ni danger public nga pour réew mi danger public nga pour suñuy institution danger public nga pour sécurité sénégalais yi ndax lii moo taxoon kër gu nekk mu dugg fa ni fa naan daraame te waaye jàppale leen ma dootuma du ma tabax dinaa tabax de waaye du doon sama priorité de waaye dinaa redresser réew mi amul mode de critique bu mu critiquewul woon Abdoulaye Wade ngir bëgg ñu jox ko réew mi ñun ñii samay morom ak ñu bare ñu jàpp ci ngir lan wolof dafa ne ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee waaye wolof fa nee na tamit booy dox ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge waat te dëgg-dëgg du añaan du soxor ndax mu kàllaf du nekk ci réew un adulte consommé du nekk ci réew bokk ci di dénoncer lu jaaduwul ñu naan que li nga ci mosul wala li nga ci bokkul moo tax bu ñu bokkulee ci réew mi fan la ñuy bokk bu ñu waxulee ci réew mi ban réew la ñuy wax. lii moo tax ma bëgg bépp sénégalais xam ne lii baaxal réew mooy ku nekk si ñun di assumer ay responsabilités lii yàq réew mooy am kilifa goo xamee ni dafa jubadi maanduwul waxul dëgg deful dëgg xëy di jaay doole ci doole goo xam ne ñun ñëpp ñu àndandoo jox ko mais li gën a yées mooy dans le système étatique mu am ay tappalekat yoo xam ne fàtte nañu lan mooy loi fàtte nañu lan mooy suñu constitution xëy suba di daganal lu araam xëy suba di nekkal loo xam ne mënta nekk ndax bis bu ñu fi sàgganee tey ba condamné Khalifa Sall Macky Sall condamné ko ay tappalekat ñoo xam ne fàtte nañu seen taxawaay fàtte nañu seen responsabilité ñoo jël bëgg-bëgg Macky Sall def ko suñu constitution jël bëgg-bëgg Macky Sall def ko suñuy loi condamné ab citoyen boo xam ne ni deful dara ndax lii ñu koy wax ci mairie Ndakaaru ba mu fay am élève la woon ca école primaire te dafa daganoon loo xam ne ba nga nekkee primaire dafa daganoon Mamadou Diop jaar na fi ba Pape Diop mi nga mu wutu jaar na fi ñoom ñëpp mu daganoon si ñoom bu araamee si yow ça veut dire que ne ay naafeq lañu ça veut dire que ne ay tappalekat lañu ça veut dire que ni li ñuy wax du dëgg si ñun ça veut dire que ni nos véritables adversaires suñuy ennemis yi gën a bon soxla wu ñu koy wuti bitim réew si suñu biir la nekk ndax kilifa bu juumee gor ya des sa réew ma ñoo ko war a redresser bu amee ñaari nit yoo xam ne ànd nañoo moom ci loolu ils sont aussi coupables que moom te Serigne Touba dafa doon wax ni réew ñett ñi dañ ko war a xàmmee li nga moomal sa bopp li nga bokk ak say mbokk ak li sa yoon nekkul li nga moomal sa bopp tu en es l'usufruitier usus fructus abusus bu la neexee jaay bu la neexee yàq bu la neexee maye bu la neexee yaxanal li sa yoon nekkul nag sa yoon nekku si li nga bokk ak say mbokk mooy charte yeeg yoon yeeg yooyu Serigne Touba dafa ni bul ci def dara te déggoo kat ña nga bokkal moom la Sidi Hadj Malick doon wax naan mbir mi bul ko wax yow kot bul ko sañ yow kot bul ko man yow kot ce qu'il nous faut pour que ñu teg suñu réew si yoon ñun ñëpp xam nañ ko am nañu yoon yi ndax am nañu ay baay am nañu ay maam yoo xam ne dund nañu honorablement te kenn yabu leen Thierno Souleymane Baal avec la révolution des Almoudou El Hadj Omar Foutiyou ba ci Aline Sitoé Diatta amul kenn koo xam ne ci histoire du Sénégal doo fa génne benn gor goo xam ne ba si Mamadou Dia yal na yàlla yokk leeram ci taxawaayam yoo xam ne la république le bien commun li ñëpp bokk ak sécurité doomu aadama yi doon priorité
te wolof nee na fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp-tepp. lii mooy sama première kàddu ak yéen te bëgg naa jamono yu nekk ci ay semaine may ñëw di waxtaan ak yéen di partager parce que jot na nag ñu wax ak yéen ndax le véritable pouvoir la seule décision yéen sénégalais yee ko yor. yéen a ñu mën a dimbali seen bopp yéen a ñu mën a jàppale seen bopp ñu àndandoo solidairement défendre suñuy réew défendre suñuy valeur défendre suñu xaalis mën a asseoir développement ndax développement du mën a nekk ndaree ay nit yu mag yu wér yu dëgër yu dëggu taxaw ñu en nombre pour mën a amorcer processus boobu